jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñi ngi fii ci Taïf ci bés bi nga xamante ni ci la sëriñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma tey di sëriñ Abdoul Fatah tànn karaje ak borom mu mel ni ñu ngi kenn ci ñi nga xamante ni bii ay wëllëreel lañ di maître Madické Niang maître yan kàddu témoignage ak seer nga yëkkati jëmale ko ci jëmu ju tedd jëmu ju sell ji nga xamante ni moo fi bàyyi ko tey di sëriñ Abdoul Fatah Mbacké Gaïndé Fatma. li may jëkk def mooy sant borom bu tedd bi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dellu feddali yeesal sama taalibe ñaanal sëñ Cheikh Sidi Makhtar yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko kàttanu mu àggale naal yi mu def yëpp ba sumu yeneen naal sëñ Abdou Fatah suñ diggante dafay yàgg lool kenn présenté wu ma ko man maa dem dégg turam dégg doxalinam ma dem seeti ko ni ko dama bëgg xaritoog yow ndax kat yow yàlla dafa def nga doon exemple si wane ni Sëriñ Touba su xasee ba nekk sa xol dara mënatu la fëkk ma ne ko lu tax li nga sant Mbàkke jàng ba ni ar am sa maîtrise en sciences économiques te tey nga bëgg gën taxaw liggéeyal Sëriñ Touba kon wax dëgg yàlla Mbàkke yow référence nga si man ñu xamante ñu jóge fa man ak moom ak yeneeni sunu mbokku taalibe ay intellectuels ñu créer le rassemblement des mourides bi ñu ñëwee si sëñ Saliou mu tuddee nu Tawféexul Aadi rassemblement des mourides sëñ Abdou Fatah jiite ko def si liggéey bu am solo dafa wane ni moom mosul tiitaroo ni Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mooy sama waajur moom lu mu bëggoon doon taalibe Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba ñun ñoo jëkk soobu si ndoxu Touba bi ak moom ànd ak moom dem ba Italie wut ay expert yu xool nan la noo faja ndoxum Touba bi ba fii nu toll solution bu nit mën appliquer Touba sunu expertise boobu nu defoon rek nga mën jëfee mu doon koo xam ni xol bi dafa woyof mu doon nit koo xam ni dafa sell nit koo xam ni bëgg-bëggam yépp mooy liggéeyal sëñ Touba am ngërëmal sëñ Cheikh Gaïndé Fatma am ngërëmal sëñ Modou Moustapha lan mooy tegtal mooy jumaam ji bi yàlla defee sëñ Mbàkke jàmbaar jooju jóge fi ma ñëw fekk ko fii lu ma wax ma dikke sama bëgg-bëgg yépp mooy àggale jumaa ji te àggale ko si melokaan boo xam ni ku ko gis sa xol sedd waaye jumaa ji ku fi julli tey sa xel dem na si sëñ Abdou Fatah sa xel dem na si sëñ Cheikh sa xel dem na si sëñ Mbàkke Soxna Lo dem si sëñ Cheikh Gaïndé Fatma ndax jumaa ji ndamu Daaru Xuddoos la ndamu yoonu murid la ndamu lislaam bi la sëñ Abdou Fatah du kenn ku wax ni dem naa sëñ Abdou Fatah teeru ma teral ma moom nit moo ko intéressé waaye nag li ko gën intéressé nit ki mooy nga gëm yàlla doon taalibe mu jël taf la sa xol jàmbaar la goo xam ni liggéey na fi lu bëri liggéey na lu bëri fii liggéey na lu bëri si yoon wi te loolu yépp bëggu si woon lu dul am ngërëmal sëñ Touba man xam naa ko lool duñu teqalikoo guddi ak bëccëg daf may wax ba xool ma ni ma Madické dama bëgg nga xam sama xol bi yaa ngi si loolu la yàlla def ma mel ko sama diggante ak moom njabootam ak taalibeem yépp xam nañ sama diggante ak moom waaye li ma doon wax ni Serigne Cheikh ñépp a xamoon ni c'était un être exceptionnel un visionnaire waaye nag soo des premiers sëtu sëñ Touba noonu rek nga man mel waaye sëñ Abdou Fatah si tànku sëñ Mbàkke Soxna Lo la dox ak tànku Serigne Cheikh wane ay dimension yoo xam ni si digganteem ak tarixa yi si digganteem ak ku mu bokkal ashhadu an la ilaha illallah mais aussi si ay jëf yu sell yoo xam ni mën nañ si lim lu bëri kon nag tey bés bii que suñu borom jëre wax dëgg yàlla ñàkk yoonu murid Taïf ñàkk na yoonu murid ñàkk na waaye nag ku mën muñ te mënuloo si dara mënuloo def lu dul muñ sëñ Touba ñàkk sëñ Modou Moustapha ñàkk sëñ Cheikh ñàkk sëñ Mbàkke Soxna Lo tey war nga mën muñ lii soo ko muñee loo see def mooy ñaanal ko li mu liggéeyal maamam yépp maamam fay ko yóbbu ko si Firdawsi
rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. mais sëñ Abdou Fatah soo bëggee wax jikko ci, soo bëggee wax melokaan gi, soo bëggee wax soppalu gi, soo bëggee wax taalibe gi, da nga see fanaan. dama koy wax ni que yow toujours dañ su naan wax ma ne que sëñ bi daal man li ma remarqué mooy loo may won toujours si waxtaan mooy yow li nga bëgg te mu am njariñ si yow mooy nga am ngërëmal Serigne Cheikh, am ngërëmal sëñ Modou Moustapha, am ngërëmal sëñ Touba. ma ne ko kon yow taalibe gi nga may won toujours si biir waxtaan. loolu moo doon sama digganteeg moom te Sénégal ñor ko nag mu bëggoon Sénégal jëm kanam. waaw ñëpp xam ni bañkat la boo xam ni jubluwu si lu mu gis ni l'islam nekku si, lu mu gis ni taalibe nekku si, sëñ Abdou daf lay bañ. waaye nan la koy bañee moom bañ bu am solo lay doon. dafa doon nit ku yiw, nit ku civilisé, kenn du ko dégg mu wax lu bon, kenn du ko dégg mu fekkee fan koy waxee. képp ku ko jege doo ko def. mu yar nag ñi ko wër yépp nag ba nu am melokaan boo xam ne melokaanu taalibe la. mën naa si wax lu bari waaye li wóor te wóor mooy ku ko gis mu doy la, daa xam ni kii ku séddu la si maamu sëñ Modou Moustapha. D'abord, rendre grâce à Allah et dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mais aussi réaffirmer ma qualité de talibé mouride et prier pour que Serigne Cheikh Sidi Makhtar reste longtemps avec nous et que Dieu lui permette de terminer ses grands chantiers et d'en ouvrir d'autres. Mon témoignage sur cet homme remarquable que Serigne Abdou Fatah est un témoignage qui va avoir pour soubassement un compagnonnage que nous avons cultivé, lui et moi, depuis plus d'une vingtaine d'années. Depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est en 1994 que je l'ai connu et que je suis allé vers lui. Et je lui ai tendu la main. Il m'a dit, je suis prêt à prendre cette main tendue parce que je suis sûr que c'est celle d'un talibé mouride. Nous avons fait ensemble énormément de choses. C'est quelqu'un qui a compris que l'essentiel, ce n'était pas de se réclamer comme fils de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, mais c'est de œuvrer dans le sens de la vision de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma. C'est comme ça que nous avons ensemble créé le Rassemblement des Mourides. C'était un groupe d'intellectuels qui voulaient servir Serigne Touba. Et ce rassemblement a été dénommé par Serigne Saliou Tawfiqul Hadi. Nous avons été les premiers à faire venir des experts italiens qui ont étudié la question de l'eau à Touba. Ce sont ces études qui continuent aujourd'hui d'être appliquées. Je dis partiellement. Si ces études avaient été appliquées totalement, Touba n'aurait plus connu des problèmes d'eau. Donc il a toujours œuvré pour servir Serigne Touba, pour servir ses ascendants que sont Serigne Cheikh Gaïndé Fatma et Serigne Modou Moustapha. Sa préoccupation première quand il a remplacé son illustre frère Serigne Mbacké Sokhna Lo, il m'en a fait part quand je suis venu le voir. Il m'a dit que ma première préoccupation c'est de terminer cette mosquée et d'en faire un bijou. Tous ceux qui ont prié dans cette mosquée ont pensé à lui. Cette mosquée est un bijou et il a inlassablement œuvré pour que cela se réalise dans les meilleurs délais. Je dis une fois de plus, c'est un homme avec d'immenses qualités, un homme humble, un homme généreux, un homme ouvert, un homme tolérant, mais un homme qui ne transige jamais avec l'essentiel pour lui, c'est de servir Serigne Touba. Une fois de plus, Serigne Abdou Fatah, que j'ai fréquenté, est un homme exceptionnel. Nous prions que Dieu l'accueille dans la cour la plus élevée, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce à l'intermédiation de son guide et grand-père Cheikh Ahmad Bamba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bokki jullit yi, bokki talibé yi, ñoo ngi fii tey ci Taïf. Ngeen fi dajale nag mooy ni jamono baaxoo rek mooy génn àdduna kenn ci njaboot gi di Cheikh Abdou Fatah doonoon ñaareelu xalifa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma. Lii itam xëy na metti na
waaye du lu ñuy naqarlu ndax ki ko def sañ na ko te ci alalam rek lay jëfandiku te lu mu def noonu la mën naa def lu metti nag waaye def lu warut moo tax nuy sant yàlla bu baax a baax. moom nag jaamub yàlla la bu nangu ak njaam, ab jullit la bu rafetal ak njullitam, taalibeeb Sëñ Tuubaa la bu ko gëm, ku yéene ñëpp jàmm. jaamub yàlla la bu nangu ak njaam mooy bi mu fi wàccee ba bi yii mu fi wane gannaaw ci jaamu yàlla rekk la nekk te teg ko ci sunna, di ab jullit itam boo xamante ne ni li ko sun borom santoon ci diggam ak bokki jullitam lépp def na ko, muy rafetal kemtalaayul kàttanam, musta nangu dara lu ñaaw, musta nangu itam kenn ku yëkkati baat bu dul noona ci sa mbokkum jullit ci ab jataayam, musta nangu itam nga tudd kenn ku fa nekkut ci lu dul tuddin wu rafet. di taalibeeb Sëñ Tuubaa itam boo gëm te doyloo ko, ndax sàmm ormay Sëñ Tuubaa ji weesuwut yor melokaan woo xamante ni kenn du yëpp Sëñ Tuubaa di ko jaare ci yow. te loolu it sëñ bi da cee waxoon lu wér. sëñ bi dana woon képp koo xam ne des na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man, te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow duma ko jaral agsi ndax saw melokaan doo jéggi siraat mukk te la yowuñ ko maag yow. moom nag yàlla def na mu melokaan woo xamante ni nii kuy dégg Sëñ Tuubaa ba gis ko da nga gën a sopp Sëñ Tuubaa ndax melokaanam ci xeeti mbaax, di ko yéene ñëpp jàmm ndax mbub mi mu soloon rek la doon solal ñëpp, muy yiir bindee fi ak sutural leen te ak bokk ak ñoom li nga xamante ne ni moom la ko suñu borom wërsëgalal, nga xam ni buñ doon natt ay jikkoom mën nañ cee jël ni nit ku woyof la, nit ku mën a muñ la, ku am ak dal, nit ku yaatu la koo xam ne xajoon na ñëpp, nit ku tabe la ndax lépp lu ko suñu borom dénkoon ci wërsëg rek bokk na ko ak jàmm yàlla yi, nit ku lewet la, doo xam mukk meram lu dul ni da nga xotti ormay yoon wi mbaa nga def lu juyoo ak sharia, nit ku dégg ndigal la itam ndax dundam gépp ci ron kilifteef la ko jeexal, ku nangu kilifteef koo xam ne musta nangoo yëngal dara, musta nangoo doon dara, ci kilifteef rek ci la mus di tënku naka jekk. di nit koo xamante ni nii itam bi sun borom dogalee mu ñëw ci bopp kër gi jiite njaboot gi, loolu itam bokk yëpp mën nañoo seere ni kenn ku ci nekk cër bi nga am jox na la ko ba mu jeex tàkk. bokk ak ñoom itam nag li nga xamante ni moom la ko suñu borom di wërsëgal, la jëlul kenn ci àllam, doo ko seen mukk ci lu naqari yàlla, doo wéet ak moom ni nukk itam génn darab gor yàqu, loolu ñëpp mën nañ koo seere ci moom. te loola rek mooy melokaanu jullit, mooy nit koo xam ne doo ko seen ci lu yàlla tere, nit koo xamante ni nii doo ko seen mukk di teggi mbaa nga seen ko saw fit di dem, ndax loola yàlla mën a dénk ci wërsëg dana la ko bàyyee te lam yor kës néew dana ko bokk ak yow. di nit koo xamante ni itam deesu yàqu mukk nit ci kanamam, loolu ñëpp xam nañ ko, mooy dara gor du yàqu mukk ci kanamam. damay wax ni buñ la ni woon demal wërandu ngor jàppal ci loxo bi indi, boo taseeg moom mën ngaa jàpp ci loxoom indi. loolu nag lu àdduna bépp mën a seere la. yitteem itam doon woon dara nag lu dul bëgg-bëgg waajuram ba rek, muy lu boole jullit ñi ci genn buum. mboolem discours bu mu mos a def lu discours ba gàtt-gàtt mooy nit ñi ànd boole seen bopp, waxtu wu ci nekk loolooy waxam. lu kàddoom néew loola rek moo doon ak bëggam, foo ko seen mu doon dox itam loolu moo doon ak bëggam. te loolu itam la doon dund ba bii suñ borom ñëwee akub dogalam, nga xam ni mbub mi nga xamante ni moom la ko suñ borom sololoon bi muy wàcc damay wax ni bu fekkoon perkal la xuus naag moom ci géejug deret te dara tisu ci, wekkaat na ko ca portemante ba mu ko jële woon te dara sikku ci. yàlla na ko suñ borom fayal, njaboot gi mu fi bàyyi itam yàlla na suñ borom teg loxo, kii suñ borom teg liggéey bi ci loxoom itam muy Cheikh Abdourahmane it yàlla na ko suñ borom gunge jàppale ko ba fi waajur yi doon nisër mu àggale fa liggéey bi. te waajur yi lañ doon nisër rek mooy ittihaad, mooy wéetal yàlla ak boole sunu bopp. loola dong moo doon seenub liggéey, looloo fi des itam ci ab liggéey boo xamante ni nii bu des la, muy fexe ba jullit ñi ànd joxante loxo, doon sagub diine ji di sagub yoon wi, àndaw bootu ci gannaaw ki fi nekkal Seexul Xadim. te loolu mooy ittihaadu atbaa'il Xadim li taawuni wa tamassuki bi diinil xawim. noo ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala yal na nu yiir mbalaanum sutura te defal nu njëggal barakat Seexul Xadim. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi am tiis ak naqar
waaye yaa ngi ci sant yàlla bu baax na dogal suñu borom la ci dëddu gi ñu suñu Abdou Fatah Mbacké Gaïndé Fatma dëddu mu nekkoon nag kenn ci ñun nekkoon kenn ci askanu Taïf nekkoon kenn ci yoonu islam nekkoon kenn ci Sénégal mën naa ne ñun ci li ñu yàlla dénk muy maire bi bari woon na lim ñuy laaj suñu ay jafe-jafe di ñu teg ci yoon di ñu indil ay conseil saa ñu mësee gisee rek la muy njëkk a laaj mooy yan jafe-jafe la ñu am te it suñu ko waxee danañu jox ay conseils yoo xam ne suñu ko doxalee rek danañ ca gis saafara kon tey man jàppoon naa ne moom non seulement dafa nekkoon en tant que chef religieux mais dafa nekkoon sama conseil spécial lu mu xat-xat suñu ko waxee maa koy seetlu dina ma may occasion ma gis ko mu laaj ma jamono dama koy seet lan mooy jafe-jafe askan bi ñu wax ko mu teg ñu ci ay yoon nekkoon daal ku doon jàppale bu baax a baax xam nañ ci moom it ku bëggoon Taïf ku ci amoon ay mébét yu bëree bëri nag li ci bëri jaruñu koy wax waaye saa su ne doon nañu wax yu bëri yoo xam ne ay projet yoo xam ne nekk suñu xel mu naan ñu war ngeen cee dox ci lii dox ci lii kon tey ñàkk nañu kilifa diine waaye ci ñi xamut ma di leen leer na ñàkkoon aussi un conseil technique parce que nit ku ubbeeku la nit ku xamul àdduna ni muy doxee la te nit ku bàyyi woon xel Taïf la waaw bàyyi woon xel Taïf lool donc vraiment ñu ngi ko ñaan suñu borom fu mu jëm gënal ko fu mu jógee suñu borom aussi teg loxo ci njabootam teg loxo également ci njabootu Cheikh Gaïndé Fatma fi bàyyi yëpp ak rakkam yeeg doomam yëpp. C'est une très grande perte pour la communauté, pour le Sénégal, pour la communauté musulmane, pour le monde mouride, mais particulièrement pour les Taïfois. J'avoue que les gens retiendront de lui un chef religieux. Mais moi, je retiendrai de lui un chef religieux, mais également un conseil technique. À chaque fois que je le voyais, il ne manquait pas de me demander les obstacles que j'ai rencontrés dans ma mission. Et il ne manquait jamais également de me prodiguer des conseils qui ont toujours été fructueux à mon égard. Donc moi, je dis que tout le monde a perdu, mais aussi la commune Taïf, l'institution en tant que telle également a perdu un conseil technique qui se préoccupait beaucoup de la marche de la commune. Donc nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis et que également la famille de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma continue à rayonner. En tout cas, c'est une grande perte pour nous en tant que talibé d'abord, mais aussi pour nous en tant que maire de la commune de Taïf.
situé mutualité.